wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barkeb Serigne Touba Xadim Rasul asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki julliti mbokki taalibé yi ñuy seetaan dañu déglu foo leen mën a nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax ci weer wu tedd wi weer wu màgg wi niñ ko ànde woon ak yéen bi weer wi teroo ak léegi fii ci résidence Xadim Rasul ci waxtu wi ci njàng mu am solo wala jotaay bu am solo bi nga xam ne mooy almashrabu saafi di ci ànd ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké noonu lañ ko fas yéene yeesala tey jii ci alxames ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru koor gi atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn ci gàddaay gi dëppoo ak le 27 mars 2025 dañ koy àndeeg yéen saa su nekk jamono yi tey ji nag suñu jëwrin di Serigne Fallou Sylla xam naa dafa nekk ci yeneen yitte moo tax xam naa dañ koy ubbil rek buñ noppee daara dugg nag daal di wéyal liggéey bi xam ngeen ne tey jii ñu ngi dëgmal guddi gu am solo guddi gu màgg muy guddeeg laylatu xadr di guddeeg ñaar fukkeel gi ak juróom-ñaar guddi goog nag ñu koy màggal ci ay diwaan yu fasantikoo ay gox yu fasantikoo rawatina fii ci résidence Xadim Rasul nga xam ne Hizbut Tarqiyyah fii lañ koy màggale ànd ko ak Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké kon loolu moo tax tey jii suñu programme ubbite dañ koy joyal rek ci taxawaay bi nga xam ne nii Hizbut Tarqiyyah ak mboolem taalibe yi fas nañ ko yéene ànd ak ñun ci guddeeg laylatu xadr gi kon ci kanam tuuti ñu daal di dugg tey nag daayira wala boog tey bokk kuréel Muxaddamatul Xidma bu daara bu Touba ñooy gàttandu sëriñ bi nooru daara yi ni bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Rufisque ñoo fas yéene jàng ci biir xam naa ne ci kanam tuuti Baye Mansour dana ci gën a ànd ak ñi nga xam ne ñoo di jëwriñu kuréel gi kon ñu ngi leen di gën a ziyaare bu baax di leen jéggulu waaye di leen fasaale saa su nekk ci liggéey bi niñ ko waxee rek ci njalbeen gi bi weeru koor wi tere ak léegi ci ndigal ak taxawaayu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké ñuy dundal mashrabu saafi bi ci jàng alquran jàng xasida kon tey jii nag dañ ko daal di fas yéene joyal nag ci taxawaay ak màggalu guddeeg laylatu xadr fii ci biir résidence Xadim Rasul kon ci kanam tuuti ñu dugg ci biir salle bi yaatal ci ak waa conservatoire ak comité d'organisation bi nga xam ne nii ñooy saytu liggéey bu am solo boobu leen lam yabdu mislul Mustafa Muhammadin sirran wa jahran fi baraya samadi lam yabdu mislul Mustafa Muhammadin sirran wa jahran fi baraya samadi lam yabdu mislul Mustafa كون النبي المنتخى محمد
barke borom Tuubaa kon mbokk yi niñ leen ko waxe woon léegi ci biti rek ñëw nañ fii ci biir salle bi ñu ngi toog ak waa conservatoire di ñi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci njàngum kuréel mi Serigne Ablaye Diop bokk ci jëwrin yi kon jëwriñ ginnaaw bi ñu leen ziyaare rek mel na ni tey jii mashrab bi dafa mel day wéy ci guddi gu tedd gi di guddi gi Laylatul Qadr ñu bëgg na xam rek ñii di waa conservatoire diggante njàng mi kuréel beeg organisation yi tey jii naka ngeen ko fas yéene doxale fii ci résidence Khadim Rasoul ànd ci ak xalif général des mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké bismillah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi ziyaare mbokk taalibe bi yëpp tey jiital si ziyaar bi ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool tam ànd ak wér. di santaat bu baax ci jataay bi ak bañ tàmbalee koor gi ba egg fii ci bis bi nga xam ne mooy Laylatul Qadr xam ne mu doon bis bu màgg nga xam ne niñ koy àndaleeg sëriñ bi ak njabootu sëriñ bi noonu nañ ko fas yéene wëyal kon loolu nag yaakaar naa njàng mu ngoon mi bu demee ba 18h30 day daal di arrêté bu ñu demee ba 23h incha allah rabbi ginnaaw naafile gi ci ndigal sëriñ bi dañu wéyale njàng mi fii si mbaar mi dana am ñoo xam ne tamit ñeneen ñoo xam ne yeneen kuréel yoo xam ne danañu féetee Daaru Minam defee ko foofu màggale ko foofu tamit si résidence sëriñ bi foofu noonu kon loolu tamit muy ñaari pàcc
kon noonu lañ koy wéyalee noonu lañ koy taxawoo boo defee lu si aju daal mooy lépp guddi gu tedd la fu ko waay mën a defee màgg na fu ko waay mën a defee tamit sàkkoo fa barke tamit lu wér la wan ni ginnaaw ñu dañu am ndigal nag war ko def fii ànd ko mbokki taal yi mbokki jullit yëpp kon loolu de noonu lañ koy wéyalee si biir résidence bi noonu lañ koy wéyalee tamit fee tamit si kër sëriñ bi si Daaru Minam incha allahu rabbi. sëñ Ablaye ñi doon seetlu lu ci mel ni màggal wala gàmmu résidence ñaari site dafa doon am muy fii ak Saalu Daaru Salaam ren jii kon bu ñu bëggoon a xam rek ndax fii benn site rek lay am ak Daaru Minam loolu itam xam naa nga gën ci indi ay leeral pour mbokk yi nga xam ne dañoo nekk bitim réew te di topp njàng mi mën cee gën a am ay leeral bu baax a baax. waaw loolu mooy lu jëm si leeral xadar gi bu fekkee ne leeral xadar gi moom bu fekkee ne si wàllu njàng mi ñu koy tërlee mooy si mbaar mi nekk nii fi la ñu amalee njàng mi bu ko defee du tee mbaar mi si biti dana am wàllu durus moo xam alxuraanul karim la moo xam ay diwaan yi ñu fi séddale boo defee dañ fa teg lu mu jëm si wàllu télévision yi wala écran si biti wala loo xam ne nit dana mën a toog fu mu mënoon toog man faa toog xerewlu ànd ak njàng mi ni mu amee tamit noonu lay amee Daaru Minam si biir kër sëriñ bi muy kër sëriñ Muntaxa si biir résidence ba ñoom it am kuréel yoo xamante tamit dañ fa féete ginnaaw day barabu sëriñ Touba di kër sëriñ Touba kon laaj na fu ñu koy defee tamit foofu yooyu na tamit ñu defee ko fa boo defee biir résidence Daaru Minam dañ ko fa màggal moom it lu tàmbale ginnaaw naafile gi 23h dana dem foofu ba waxtu fajar incha allah rabbi. jërëjëf Serigne Abdoulaye Diop ñu koy sant di ko gërëm di ko jaajëfal ci leeral yu am solo yooyu nga xam ne ni indi na ko ci programme mu njàngum kuréel mi ni mu fas yéene tëddee fii ci résidence Khadim Rasoul waaye ren ni mu ko waxee dafa am lu ci yokk ci ndigal Serigne bi muy fële ca Daaru Minam kër sëñ bi foofa it kuréeli Hizbut Tarqiyyah noonu la ñu fas yéene dundale guddi gi. kon mu nekk programme bu am solo boo xam ne nii yéen ñi nga xam ne yéen a ngi safoo mashrab bi waaye di safoo njàngu Hizbut Tarqiyyah mën ngeen a rester connecté moo xam ci plateforme digitale yi wala ci télévision yi wala rajo yi ngir fas yéene ànd ak ñun dund guddeeg laylatul xadr fii ci résidence Khadim Rasoul jërë ngeen jëf kon ci kanam dañuy dem rek xool comité d'organisation bi ku ci mel ni sëñ Ahmadou Sidi Samb moom itam lenn ci taxawaay bi mu leeral ñu ko ba ci kanam incha allah.
rahmatullahi taala wa barakaatu kon ñuy santaat bu baax bisub tey di ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru Ramadan ci kanam tuuti incha allah bu guddi gi dikkee rek danañu dundal laylatul xadr muy guddi gu màgg guddi gu xam ne gu lislaam fonk la tey nag di ñaar fukki fan ak juróom benn ni ñu leen ko waxee ñi nga xam ne ñoom ngi dégg noonu ñu yëkkati xasida yi mooy kuréelu Muxaddamatul Xidma bu Hizbut Tarqiyyah Touba ki jiite njàng bi sëñ Saliou Sall ñoom ñooy jàng noonu di xaar sëriñ bi yegsi ñi nga xam ne ñoo war a jàng ci salle bi incha allah mooy kuréelu Nuur Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej ci njiital sëñ Cheikh Samb looloo waral ñu dalal kenn ci ñoom sax ngir mu mën a jottali incha allah programme bi wax leen yan daaj lay doon yan xasida lay doon bu ci loolu jàllee danañ leen andil sëñ Mbacke Diop dana indi benn bunt ci xasida yi ci wàllu arab su ko defee ñu door a jël nag benn bunt ci anglais ci sëñ Mamoun Baan dana leen andil benn bunt ci xasida yi ci anglais kon loolu mooy doon programme bi incha allah kon duñu def dara lu dul dalal sëñ Maam Thierno ngir mu jottali ñu programme bi nga xam ne moom looy doon njàng mi tey incha allah ci Hizbut Tarqiyyah Nuur Daarayni bu Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej njiital sëñ Cheikh Sam ñoo war a jàng Maam Thierno xasida yi yan leen daaj lay doon ak yan xasida lay doon incha allah. ok Baye Mansour comme ñu ngi lay ziare bu baax di ziare mbooleem koo xam ne mi ngi seetaan télé bi kon bu ko defee kuréel Nuur Daarayni Hizbut Tarqiyyah bu Tëngéej programme bi nga xam ne moom lañu indi tey ñi ngi ko war a dooree ci xasida ak lam yëpp du misul Moustapha ak xasida Ramadan muy Shahidtu bu ko defee ñu teg si astafurlah bi ñoom ñëpp ñu koy daan jàng daaju sëñ Tafsir Diop buñ ci jàllee daal ci toftal xasida ak Minanul Baaxil Xadim moom it ñu ngi koy jàng daaju sëñ Joxaane buñ ci noppee teg si xasida ak Yaasal bu Salaati moom it ñu ngi koy jàng daaju wàkkal si Masamba bu jeexee ñu teg si xasida ak Anabtu Ilal Baaxi moom ñi ngi ko war a jàng daaju sëñ Boole Mbay buñ ci noppee teg si xasida ak Mataxun Nabiyul Muntaqa moom ñi ngi ko war a jàng daaju sëñ Abdoulaye Touré kon nag loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi. sëñ Maam Thierno jërëjëf sant nañ la bu baax mën ngaa dellu xam naa kuréel gi ñu ngi lay xaar ñu dalal kon ki nga xam ne moo ci topp muy sëñ Mamour Bane ngir mu andi leen bunt bi nga xam moom la ñu war waxtaane ci anglais incha allah su noppee jébbal kàddu gi ki nga xam ne mooy sëñ Mbacke Diop moom itam mu andi bunt ci arab incha allah kon ñuy sant ñëpp ci bisub tey bi di fas yéene teewlu xaar sëriñ bi yegg si njàng mi tàmbale incha allah. A'udhu billahi minash shaitani rajim. By the name of Allah, the most merciful, the compassionate, peace be upon his prophet, the prophet of Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his companions and his family. May the Lord have mercy and blessing on our venerate guide Sheikh Ahmad Bamba, the most privileged servitor of the prophet. May the Lord give a long life and a healthy one to the Harif General of Murid, Serigne Muntahal Bashir, and the family of Serigne Touba and the family of Mam Sheikh Ibrahima Fall. Big up to everybody who is following this wonderful channel of Al Muridia, all the Muslim community, all the Muslim brotherhood. So we are today very honored to attend this very important meeting, this great event called Al Mashrabu Shafi min Al Manbahi Shafi, the pure fountain emanating from the healing source. So today we are in a very important day, the day marking the celebration of the most important night, the night of destiny, the night of determination, the night of power, meaning the Laylatul Qadr, as it is mentioned in the Quran. So we thank everybody who are following us in this very wonderful channel. So today we are dealing with a Hasidah called Miftahul Nasr. But before that, we will remind you something about the night of destiny, which is a very important night that the Quran mentioned. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من البينات من الهدى. So we have sent the night, we have sent the Quran during this important night, the night full of blessing, full of benefactions, full of grace. So that is a very important night that God has sent to people
to warn them, to let them distinguish what is right and what is wrong, to make them know what is the truth to mistakes. So it is said also in the Surah Duhan, when it says Hamim wal Kitab al-Mubin, Inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yuhraf kullu amrin hakimin. Okay, it is a night that he said by the explicit book. He has sent the night of destiny with the Quran, and it is a night full of blessings, a night to warn people, a night to make decisions. So every decision that is related to our lives, God has already decided during this night. Ya shahara rabbin karimin fika jadalana fi laylatil qadri zatil fadl wa rahadi. Or use the holy months of Quran. You carry us, you offered us this important night, this night full of blessing, full of benefaction, and full of benefits. So that is a night that everybody must bear in mind and celebrate, because it is a very important night. So coming to the Hasidah that we would like today to comment in English, it is a Hasidah a poem written by Sheikh Ahmad Bamba Khadim Rasul, named Miftahul Nasri fil Duha il Laylatul Qadr. So that is a very important poem dealing with prayers of gratitude toward God, the Almighty. So Miftahul Nasri, the case to God's providential assistance in prayers on the occasion of the night of determination, is a 15-verse poem written by Sheikh Ahmad Bamba in the Rajas Meter. This poem is intended to teach and formulate prayers during the night of Laylatul Qadr. Okay, so it is said in the very first line, Alhamdulillahi mujibu sil Qadr man khasana fadlan bi Laylatul Qadr. Praise to God, the grantor of wishes, the master of divine decree, who has exclusively granted us the night of Laylatul Qadr. So that is the first line. The second verse, goes as the same, Muhasiman li shahniha fi dahri hatta hadat khayra min alfi shahri. Okay, it is a night compared to 1,000 months. And you know, 1,000 months is something like 83 years of worshipping God, that God has already accepted, that we are assimilated to the night of Laylatul Qadr. So if you celebrate this night of Laylatul Qadr, it is as if you have celebrated 83 years of worshipping God. So that is a very important poem. So in the verse number 6, number 3, and number 4, the poet writes, "May peace and salvation be eternally upon him who is manifestly the best of creators." So talking about the Prophet Muhammad. Summa salatu wa salamu abada ala lasi khairil bariyati bada Muhammadin wal ali wa sahbi kiram ma shafir ad-dahi bi afdalil maram. So here it is referring to the Prophet Muhammad. The Sheikh then sets the tone by pointing out in verse 4 all the things that are appreciated and desirable to accomplish on this night. And the Sheikh adds, "I wish for the satisfaction of all needs without exclusion and in abundance." He said, "Haza wa inni yawma sustimtari min al-karimi aw kullama aw tari." So that is, there is also a wall cantil, a group of 5 verses, strongly marked by the tawassul. The Sheikh writes, by the grace of this night, Ya Rabbana, by the grace of this night, by the grace of this day, by his blessings, by his rank, by his rank, and by his gracing, by his rank, and by his blessing. So that is to say, Ya Rabbana bi fadl hadha al-yawm asrih umura wa umura qawmi. Ya Rabbana bi fadl hak fi kullama yadruni wa li hadal jahan sulama. Ya Rabbana bi yumni hal jinana habli wa tahir li al janana. Ya Rabbana bi jahi al nurani habli wa li ummati fi dareni. So that is something like a tawassul that the Sheikh is doing towards the Lord. And on a formal level, we sense a double marking, the use of apostrophe, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, five times. And we can cite the quest for success and happiness, the quest for abandonment, the quest of low words, the quest of lasting blessing. So this poem is a very important poem,
when it is ended by the tawassul of the Prophet Muhammadin Babil Huda Nafirada Nail Mada Jali Duja Musdwarada Wal Ali Wasahbi Waman Lakadaha Ma Aba Bifawsil Asimi Mandaha. So he is referring to the Prophet and his community. So that is a poem that we would like you to share with you, and you can recite during these nights of Laylatul Qadr. So thank you. We let the floor to Serigne Khat Ablay Diop, so he may do something like a translation in a Qasida in Arabic for sure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bismillahi irrahmani irrahim ayuha alixwatu alkiram almushahiduna li qanaati almuridiya TV. nahnu fi manzil Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu fi alfaaliyat alramadaniya alruhaniya allati yudiruha alkhalifatu alamdi almuridin mawlana Cheikh Muhammad al-Muntaqa al-Basir ayyadahu llahu wa nadara. واليوم بإذن الله تعالى نريد أن نتناول قصيدة من القصائد القديمية تحت عنوان مفتاح النصر، وهي القصيدة التي كان يعالجها الأخ الذي تكلم باللغة الإنجليزية. هذه القصيدة اسمها مفتاح النصر في دعاء ليلة القدر، ألفها مولانا العبد الخديم رضي الله عنه، وهو يدعو فيها الله سبحانه وتعالى ويتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وهي قصيدة منظومة على منوال بحر الرجز، مستفعل 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 مستفعل. وتتميز القصيدة بلزوم ما لا يلزم وبأسماء الله الحسنى. استهلها العبد الخديم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في البيت الأول: الحمد لله المجيب ذي القدر من خصنا فضلا بليلة القدر، معظما لشأنها في الدهر حتى غدت خيرا من ألف شهر. إذا أمعنا النظر في هذا البيت نرى أن الشيخ رضي الله عنه يبين عظمة هذه الليلة العظيمة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن الكريم، فقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كما قال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وهي ليلة شريفة وذات منزلة كبيرة في دين الإسلام، خصها الله سبحانه وتعالى لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعلها أفضل ليلة، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: خير من ألف شهر. ثم يتطرق مولانا العبد الخديم رضي الله عنه إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، فقال: ثم الصلاة والسلام أبدا على الذي خير البرية بدا، محمد والآل والصحب الكرام، ما ظفر الداعي بأفضل المرام. وبعدما انتهى من الصلوات انتقل إلى بيان حاجته، فقال: هذا وإني اليوم سستمطاري من الكريم كلما أوطاري، يا ربنا بفضل هذه الليلة فاستر معائبي واسمع قولتي. كأن الشيخ الخديم رضي الله عنه يشير في هذا البيت إلى أنه يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى طالبا منه أن يقضي له حاجاته بفضل ليلة القدر العظيمة.
wa kadalika aydan yatlubu min allahi subhanahu wa taala an yastura jamia maaibihi wa yasma qawlahu wa duaahu summa yantaxil sailan allah subhanahu wa taala ala tariqi التوسل قائلا يا ربنا بفضل هذا اليوم أصلح أموري وأمور قومي يا ربنا بفضلك في كل ما يضرني وللهدى اجعل سلما طلب من الله سبحانه وتعالى بفضل هذا اليوم العظيم أن يصلح جميع أموره وأمور قومه المريدين وكذلك أيضا طلب من الله سبحانه وتعالى أن يكف عنه الضر ويجعل له الهدى سلما للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى ثم قال يا ربنا بيمنها الجنانا هب لي وطهرا للجنانا سأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه اليمن والبركة واليسر وأن يدخله الجنة ببركة هذه الليلة العظيمة وكذلك أيضا سأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلبه الذي ينفع يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ثم قال يا ربنا بجاهها النورين هب لي وللأمة في الدارين كأن مولانا العبد الخديم يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيه وأن يعطي للأمة العظيمة النور في الدنيا ويعطيهم النور في الآخرة بفضل ليلة القدر. إذن قصيدة قصيرة جدا لأن أبياتها تبلغ 15 بيتا ولكن الشيخ الخديم رضي الله عنه بين فيها فضائل هذه الليلة العظيمة وفضائل هذا الشهر الكريم. إذن نترك الكلمة للسيد سرين منصور سك وندعو الله سبحانه وتعالى أن يطول عمر خليفتنا العام الشيخ محمد المنتقى البصير إلى قصيدة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waaw kon waaw jërëjëf kon ñu sant bu baax sëñ Mbacke Diop mi nga xam ne moo ñu andil bunt ci wàllu xasida ak Laylatul Qadr muy bunt boo xam ne def na ko ci arab ginnaaw boo xamee ni sëñ Mamour Bane def na tam bunt bu mel noonu ci xasida ak Laylatul Qadr ci anglais kon desatul daal lu dul xaar sëriñ bi yegg si ndax seen ngeen ci oto bi ci photo ci image yi otoom jege si na ci salle bi moo tax gis ngeen dem beeg dikk bi gën a yokku kon oto bi moom ngeen seen noonu ak jëmmam ju tedd ji maa ngi seen tam ñi nga xam ne ñëpp na baaxoo àndal sëñ Moussa Nawel ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom lay ànd ak bés bu ne ngir njàng mi muy lu am solo loo xam ne sant yàlla war na ci bu baax. Donc en ce 26e jour du mois lunaire de Ramadan nous sommes toujours dans le même lieu pour le même objet, c'est la déclamation des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba et ce programme initié par le vénéré Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké, qu'Allah lui accorde une très longue vie, une très bonne santé, lui qui est en train de s'en tenir avec Serigne Youssou comme de coutume avant de se diriger vers la salle, et son entrée marque toujours le démarrage de la déclamation, et c'est également toujours le staff de ceux qui accompagnent Serigne Youssou et qui sont là pour veiller au grain, pour organiser. Nous voyons également cet entourage glorieux du Khalife. Nous remarquons Serigne Moustapha Mbacké, Serigne Moussa Nawel. Nous voyons également tous ceux-là qui sont là pour que tout baigne dans l'huile. C'est également une occasion privilégiée pour tous ceux qui sont là pour voir ce Khalife radieux qui va également entrer dans la salle, suivi de près par le courriel qui va déclamer le Khassidé de Cheikh Khadim, l'accompagnant jusque dans la salle. Et il est heureux que les choses se passent toujours ainsi. Et évidemment, les jours s'égrènent, nous le voyons. Et nous le rappelons, dans quelques heures, on va vivre également un événement marquant dans l'islam. C'est la célébration de la nuit de la détermination. Certains disent la nuit du destin. Dans un cas comme dans l'autre, en tout cas, c'est une nuit importante. Le Coran nous apprend que
c'est en cette nuit que le Coran a été descendu de la tablette bien gardée, Lahul Mahfouz, jusqu'au ciel le plus proche de nous. Et ensuite, c'est le défilé des versets, 23 ans durant auprès du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et c'est une nuit, le Coran nous apprend qu'elle vaut plus que 1000 mois, 84 ans, et on sait que c'est également un signe de la miséricorde d'Allah, puisque, dit-on, la communauté du prophète est une communauté qui n'était pas marquée par une longévité conséquente. Et les générations précédentes avaient plus de longévité. Et c'est pourquoi, évidemment, Allah leur a accordé gracieusement cela pour qu'ils puissent vivre cet événement et également remplir leur besace de bienfaits. Il est heureux donc que l'on puisse vivre ce moment, et c'est un moment que l'on va vivre dans l'adoration, dans la concentration religieuse, dans l'action de grâce. Et il faut dire donc que c'est un moment particulier, et nous allons donc sans plus tarder vous laisser suivre ces moments. Mais en attendant, vous voyez donc, on s'affaire autour de l'organisation de cet événement, et dès l'entrée du Khalif, dès son installation, ce sera la déclamation, Inch'Allah. Et sans plus tarder, nous allons laisser l'antenne et vous laisser suivre ces quelques secondes qui restent avant que le Salif ne soit installé. En attendant, les uns et les autres s'occupent de tout ce qui fait marcher la chose. Nous rappelons également qu'il y a eu des montages en allemand et en espagnol pour toutes ces sorties qu'on a faites sur les Khasaïd, et ce sera également au grand bonheur de tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.